Sénégal ak diaspora nuyu nañu leen dikk ak yéen ci ànd xeex coronavirus ni ñu ko baaxoo min ngeen anam yi nga xam ni noonu lay toppalante tey suñu gan mooy maire bu Ngor di Amadou Gueye moom la ñuy àndal ci taarixu gox ba waaye tamit ci anam yi nga xam ne noonu la sumbe ab xeexam ak fi mu ci toll daañu dem si biir kër yi waaye tey diwaanu Afrique la ñuy dem ca Gabon fekk fa kenn si juddub réew mi mu xamal ñu anam yi nga xam ne noonu la ñu toogee foofile laataa ñu leen di ubbil antenne bi. Ngeen joxe seen gis-gis ak ci tolluwaay bi daañu it dugg ci biir kër yi ak loolu yi di dund couvre-feu laata ñuy jeexal ak ñaan yi ndax xam ngeen ni jamono yi ni ñu koy faral di waxee jamono yi ñaan la tuub dellu suñu borom ndax balaa bu wàccee loolu la borom jàngkat yi ak borom xam-xam yi daal di baaxee askanu Sénégal ñu ci ànd ak professeur Songuet Diouf salaamaaleykum. waaleykum salaam Khalifa. alors ni ñu ko baaxoo dañuy dem fële ca makkaanu jëwriñ ji fekki fa directeur de cabinet. bu ministre de la santé et de l'action sociale muy docteur Aloyse Waly Diouf ci tolluwaayu bés bi xayma bi ci tey jii di bésub àllarba ñaar fukk fan ak juróom ñaar fukk fan ak ñett ci weeru avril. tey jeudi ñaar fukki fan ak ñett ci weeru avril 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaj a lim ci ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñaari test yi ñu def fanweer ak juróom ñaar ñoo ci positif maanaam ñaar fukk ak juróom ñeent yi ay cas contact lañ juróom-ñett yi di ay cas communautaire yu ñu mën a séddale nii ci juróom-ñetti cas communautaire yi juróom yi gis nañ leen ci Touba benn bi ci Mbacké benn bi ci Tivaouane ak benn bi ci biir Thiès ñeent ci malade yi ñu hospitalisé woon wër nañu bésu tey amul benn cas grave bu ñu signalé ci suñu structure de santé yi yeneen malade yi nga xam ne ñu ngi leen di hospitalisé ñu ngi am tan ci bésu tey bi dalee ko ci cas bi Sénégal njëkk am mun nañu woññi ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeenti cas ci loolu ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaar wër nañu ci juróom benn ñàkk nañ ci seen bakkan kenn ki ñu évacué ko mu des ci suñu hôpitaux yi téeméer ak fukk ak juróomi malade ci traitement ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi woo askan wi mu dolli di sàmmonteeg digle yi ñuy joxe. alors professeur ak cant ci limub test yi di yokku waaye njàqare ci limub ñi doomu jàngoro ji di jàpp mooy wane ni xeex bi daanaka tey la war a gën a mën a waaw bu ñu yeboone day door rek xalif ndaxte war nañ ci am tiit ak njàqare ndaxte wàllante bi suñu biir boo ko seetloo nag mu ngi law te kon nag wax dëgg yàlla dafa war a jur tiitaange bi nag jur ñu taxaw farlu ci xeex bi ba si masque yi foo ñuy faral di takk masque yi loolu lu am solo la parce que doon na loo xamante ne nii dana wàññi risques yi nga xamante ni am na pour ñu wàllante jàngoro ji ci suñu biir ni ma leen ko waxee sànq suñu gan mooy maire bu Ngor di Amadou Gueye monsieur le maire salaamaaleykum. maaleykum salaam Khalifa. monsieur le maire yaa ma dégg. maa ngi laa dégg. waaw kay alors monsieur le maire ginnaaw bu ñu la nuyoo dalal la ci ITV ànd xeex coronavirus dégguma maa ngi lay dégg. waaw kay donc bi ñu commencé bi ñu tàmbalee ba nëgën nii xeex bi foofu la ca Ngor ana yan matukaay ngeen jël nu ngeen taxawee ak luy tolluwaay bi ci jamono ji. maa ngi leen di nuyu Khalifa yéen ak waa plateau bi yëpp. Depuis, je pense que depuis le mois de mars, depuis lors la ñu commencé woon di mettre en place action yi nga xam ne moom la ñu war a def
pour que xeex bi mën a am solo. Et depuis lors on a installé des bornes fontaines ak ay saabu ak ay gel ci lieu public yëpp yoo xam ne am na Ngor rek ñoo nga fay monter ay borne fontaine muy ci arrêt de car yi nga xam ne ñi dañ fay faral di taxaw di jël car yi di dem foofu aussi ñoo ngi fay monter ay borne fontaine en dehors de ça nag ñoo ngi def ay campagne de sensibilisation aussi bien ci télévision bi ba ci biir nit ñi ak suñu télévision locale yi aussi ñoo ngi leen di utiliser pour que information bi mën a gën a jaar même ñi yéene ñoo ngi leen di utiliser pour que information bi gën a mën a jaar waaye nag information du doy bàyyiwuñu boobu ba léegi ñoo ngi ci. fi ñu toll nii jamono ji foofu nga xamante ne moom mooy ca Ngor gis nañu ne boo duggee si biir dëkk bi daanaka mbedd yi xaw naa xat poot yi bari na ana loolu ban est-ce que am na ay tolof-tolof yu mu jur wala fàggu ngeen ko. waaw pour le moment nag yàlla ngi ñuy defar sutura parce que gisaguñu fi sincèrement cas yi nga xam ne daal tax na ñuy affolé waaye nag faut savoir raison garder comme étant donné que confinement bi wàll bi day gaaw ñoo dañuy ñaaxaat nit ñi rek di leen gën a ñaaxaat rek comme ni nga ko waxee dëkk bu xat la mbedd yi dafa sew te mbedd yoo xam ne bu ngeen di jàll sax di laalante kon nag nit ñi war nañoo gën a def attention waxuma la fen daal waaye ci Ngor gii la nit ñi war a gën a def attention ci Sénégal gi yépp parce que situation dëkk bi ni mu demee la donc ñuy ñaaxaat nit ñi rek encore une fois di leen wax ñu toog ci kër yi bàyyi secteurs yi te nag def attention ci sàmm seen bopp aar njaboot gi bàyyi football yi géej yeeg yi yëpp ñu tekk de côté ba affaire bi passé parce que affaire baa ngi law nag dañuy ñaan mu yem fii. au local nan la nit ñi percevoir message bi ndax gis nga ni jàppandi na wàllu traversée beeg yu ni méngool ndax loolu am na ay matukaay spécifique yu ngeen si jël. waaw ñun matukaay yi ñuy jël daal c'est ce que le ministère nous avait demandé de faire la nga xam ne moom la ñu waxoon ne moom la ñu war a def pour aar suñu bopp aar njaboot gi ci ay matukaay je pense que loolu ñu waxoon lépp dara manqué ci loolu au niveau de Ngor lépp lu ci waroon rek ñoo ngi ko ciy def ba ci joxe vivre yeeg yu kenn xamul yooyu confiné daara yi yëpp daal li ñu waroon def ci côté boobu rek je pense que ñoo ngi koy def am na suñu personnel ba nga xam ne sax fële arrêt de car yi nekk 36 bi ñuy dem dañ leen fa def bloqué foofu pour que ñu mën a aar nit ñi zone mën a respecter distancement bi par rapport aux personnes dañuy obligé mobiliser leen foofu pour ñuy def liggéey boobu. ci wàllu activité économique bi yan tolof-tolof ngeen si nemmeekoo ak yan matukaay ngeen si jël parce que gis nañ ni foofu napp gi lu si am solo la am na ñu bari ñoo xamante ni ci secteur touristique bi si lañ daan seen doole ba ci traversée bu ma tudd léegi ana lan mooy njeexital geek nu ngeen si taxawee. xanaa di sonn rek di ñaan yàlla mu bañ a yàgg ci parce que képp ku xam Ngor xam nga ne Ngor en dehors de la pêche c'est un koñu restauration la te restaurant yëpp tëj nañ ngoon ñi nekk ci dëkk bi mën naa wax ne genn wàll gi ñoo ngi ci biir restauration di liggéey donc fi mu ne kenn dematul kenn dikkatul kenn liggéeyatul donc mu nekk problème bu diis fii au niveau de Ngor ñooy espérer rek que ne peut-être autorités yi daañu ci jàppale suba parce que dina metti lool géej gi nag dimanche lañ koy tëj en général lii am ci marché yi actuellement mooy diminuer heures yi d'ouverture yi aussi di ko tëj le dimanche moo am ci géej gi am na horaire yu gars yi di installé pour que même dimanche fi mu ne kenn dematul géej kenn dutul dem géej ñoo ngi koy commencé installé ak yeneen i kii rek yeneen i jumtuwaay daal li nga xam ne matukaay yu ñu war a jël déjà demain sax au niveau de la sous-préfecture am nañu beneen réunion d'information par rapport à la situation. léegi nee nga jël ngeen matukaay ni ko kilifay réew mi diglee loolu baax na waaye
est-ce que am na benn taxawaay bu original bu Ngor am ci stratégie yi nga xam ni boo sañoon yeneen maire yi roy ko si yéen. waaw mën naa wax ne par rapport à ça je pense que saabu du fóot boppam waaye def naa jéego yi ñu ci def ñun gis nga benn saaku masque ngi nii toog on a commandé au moins 7000 à 8000 masques pour la population bàyyi ñu kenn te duñu beddi kenn ñëpp toute la commune de Ngor la ñuy jox bi ñuy joxe ay vivres it dañuy jox sans étiquette toute la population de Ngor tey jii may wax ak yow amul benn kër ci commune Ngor bu mën a wax ne jotul de ceeb ak diwlin ak saabu ak gel waaw kër yëpp dugal nañ ko fa amul kii fii la far amul kee fay la far ñëpp daal la ñu maasaale jox leen ko parce que ñëpp a ko soxla masque yaa ngi nii gis ngeen premier loola léegi la yegse ma teg ko fii war ko jox nit ñi suba ñu distribuer ko ci biir dëkk bi ak hôpital beeg yooyu yëpp ñëpp am tout le monde Ngor daal daañu installé ba nga xam ne képp daal ñëpp daañu takk masque bu soobee yàlla incha allah. waaw monsieur le maire waa jamono ji est-ce que am na loo xamante ne ni xëy na sa Ngor mu nga faa am te méngoowul ak sa bëgg-bëgg méngoowul ak sa coobare te boo sañoon askan wi jubbanti ko ba tey ci wàllu xeex bi ba tey. waaw xam nga ne am na yoo xam ne kenn du la ko jàngal kenn du la ko wax yow moomu teg fii si télévision yi si suñu askan wi xam nga ne genre situation yu mel nii rek foog mu am ay ña nga xam ne dañuy jéem bañ waaye nag dama leen di xamal ne rek toujours moom laay wax ci télévision bi li ñu leen di wax nii du commandement du dara dama bëgg ngeen jàppale seen bopp jàppale askan wi parce que jàppale seen bopp jàppale askan wi mooy li nga xam ne moom la réew mépp tënk di ko def ñun ñu def ko comme ñoom du question roy parce que ñun dañu bëgg souvent bu ñuy def am ñu bëgg a defe ne den or que li ñuy wax nii mooy taxawaay bi nga xam ne moo ñu war ñun ñëpp parce que nee naa fii si Ngor problème bi bu dépassé tuuti rek dinañu créer problème boo xam ne ñun ñëpp ñoo koy jooy parce que ñun ñëpp ay bokk lañu kon nag li ma leen di ñaan encore une fois mooy li ma lay wax nii rek ataay yi nañ ko bàyyi ñetti kaas yi nañ ko bàyyi bay fi weesu wala ku nekk na nga jël sa baraada sa kaas sa biir néeg te farak sa njaboot mu yem foofu kenn bañ cee ñëw kenn bañ cee dem ñu bàyyi footballu géej bi ñuy tere boobu ba léegi gendarme yaa ngi ñëw te wax dama ko ñëw ñu dimbali ñi jàppale ñu ci loolu waaw le reste avec la gendarmerie on est en train de faire fu nekk ñu ngi fay ratisser aussi bien virage ak feneen fépp fu ñu xam ne rek ay attroupement dina fa am nit ñi daañ ma ko signaler man ma signaler ko gendarmerie et may remercier gendarmerie au passage parce que fu ñu lay wax ne fii am na problème rek ñu dem régler problème bi kon nag maa ngi leen di remercier aussi au passage. waaw kon précisément su ma la déggee daal dafa mel ni waxambaane yi ñoo téye jamono ji ca Ngor. exactement waxambaane yi ñoom rek xaw a am ay jafe-jafe ci confinement bi parce que mën naa ko comprendre parce que bon xam nga fii ni ma la ko waxee rek Ngor dëkkuwaay bi dafa kéemaane bon ba nga xam ne rek day xaw a jafe mais nag ñu góorgóorlu rek man mii wax ak yéen nii boulangera dama si passé message sax man maa jaay mburu fii koor gi kenn du nelaw buntu fuur ba la ñuy taxaw ba ba set waaye ren mburu guddi amul wax naa leen ko jox naa kii yéene na ko su subaa nag ma yéenal waa dëkk bi yëpp xam ne mburu guddi amul kuy jënd mburu na nga ñëw heure yi nga xam ne mooy avant 8 heures nga jënd sa mburu fanaanoo voilà comme ça boobu problème aussi ñu règle ko parce que confinement bu rëy lay nekk dafay mel ni ku am programme voilà donc ñu annulé loolu ngénte yi ak xawaare yi je pense que ñëpp comprendre ñu amul kenn ku ko fi defati mariage sax ñeenti nit ñooy dem may ji ñu pare ci kon alhamdulilah côté boobu ñoo ngi sant yàlla waxambaane rek bu ñu dimbalee rek li si des yëpp baax bu soobee yàlla. kon fi mu nekk nii daal kambis yi mooy problème bi. voilà kambis yi nekk na problème bien que mu ngi wàññeeku. parce que confinement bi tax na kambisu bëccëg lay nekk balaa ngoon ñu dem seen kër.
mais nag cambus su bëccëg yi aussi dañ ko baaxul, dañ ko war a bàyyi. Voilà cambus si boppam la ñu war a bàyyi même ni ñuy teeroo géej sax bari dankaloo yooyu aussi dañ ko war a bàyyi. Au moins ñi ngi jël benn distance entre ñoom bu fekkee ne mënuñu kenn mënu leen a tere dem géej moom ab lu boo na ko doo dem géej moom musiba lay doon si moom. mais nag au moins ñu respecter distancement yi bañ di groupe di toog ak xale yi aussi naa seet ñu koy def ci biir dëkk bi ay xale yoo xam ne dañuy ànd di groupe yooyu yëpp dañ koy feebar bi bugg ko gon nag nañ ko éviter. ok jërëjëf monsieur le maire Amadou Gueye maire bu Ngor daañu dikkaat ak yow si ñaareelu xaaj bi ngir gën a xamee gën a miineel ak sa dëkk Ngor jërëjëf professeur bu ñu dégloo monsieur le maire dafa mel ni liy génn mooy li ñuy faral di wax rek dafa mel ni Sénégal suñuy habitude moo ñu noot. même dans les pires circonstances comme mel nii. dañuy doon li ñu doon rek parce que ni mu ko waxee littoral bi yëpp boo ko toppee. da ngay gis takk der yi taxaw di dàq suba ngoon en principe bu ñu la ko teree benn yoon. war ngaa xam ne dañoo tere dajaloo bi waaye nag suñu gars yi moom. li ñu xes namm rek la ñuy def. dëgg la moo tax it moo ñuy yóbbu fa mu ñuy yóbbu. te il faut que ñu jàngat ni ñu ko waxee dañ koy baamtu. ña nga xam ne xeex nañ mbir mi waxuma daan ko waaye mu sori fa lool. discipline rek yar ak teggin ak wéyee digle yi moo leen ci yóbbee rawatina waxambaane yi parce que xam nga Ngor ku nekk xam ne dëkk lébu la lébu yi dañu baaxoo ay kambis maanaam mboolem seen deret sax la nekk maanaam mboolem bu ñu gëtee ba teer wala ku nekk boo liggéey ba wàcc ñu daje si kër diw fa la ñoo naanee ataaya fa la ñoo defee lépp waaye foog ñu xam ne jamono ji nag yooyu mënatul nekk waaye loolu moom il faut ñu noot suñuy bakkan parce que boo ñu ciy génnee très bien jërëjëf kon am na beneen suñu doomi ndey bu nekk ca Gabon Lamine Gueye moom dinañu àggee anam yi nga xam noonu la ñu toogee foofu la ca bitim réew ak ni ñu gisee jamono ji ni ñuy jëfandikoo ak xeex bi ak suñuy pexe asalaamaaleykum Lamine. waaleykum salaam Khalifa. Lamine na nga def alors Lamine Gueye yaa ngi Gabon Lamine dafa mel ni sànq yaa ngi woon si mbedd mi foofu amul couvre-feu wala am na couvre-feu. waaw am na couvre-feu sama buntu kër laa nekkoon. parce que boo xoolee mbedd mi sax pratiquement gisoo fa benn nit quoi. ah tu risques gros waaw fu mu nekk nii ñu ngi ci état d'urgence ñu ngi ci couvre-feu quoi aussi fii soo Gabon. jërëjëf alors Lamine foofu ca Gabon nan la fa xeex bi tëddee jàngoro ji d'abord nan la fa toogee nan la fa juuxee. jàngoro ji comme rek ni ko àdduna yëpp di dundee rek loolu lañ ko waaw dundee fii ci Gabon. je veux dire tolluwaay bi foofu tolluwaay bi ci Gabon loolu ñu si mën a wax ak dogal yi nga xam ni autorités yi jël nañu ko à part couvre-feu bi ñu wax léegi. waaw autorité mesure bi ñu jël fii comme mesure bi ñu jël presque pratiquement ci àdduna bi yëpp waaw fu mu nekk ni comme état d'urgence moo fi am. presque pratiquement liggéey yëpp fu mu nekk nii on est bloqué tous les travaux sont arrêtés pour le moment. oui jusqu'à nouvel ordre waaw depuis là ci loolu lañ nekk quoi ñëpp a ngi ci kër yi quoi. restez chez vous. oui alors Lamine gisuñu bu baax sa kanam dafa mel ni lampe bi da la féete ginnaaw est-ce que mën nga janox lampe bi yow da ngay janox lampe bi bu ko defee ñu gën laa mën a ràññee nga wax ñu rek jamono ji sénégalais yi nga xam ne ñoom ñoo nekk foofu nan la ñuy dundee jàngoro ji en étant à l'extérieur. Lamine waaw maa fi indi ay réglages en direct mais Lamine bu fekkente ni comme li ma bëggoon mooy comme dafa nekk contre-jour mu gën a jàkkaarloo lampe bi bu ko defee lampe bañ ko féete gannaaw ñu mën a ràññee kanamam bu fekkente ni ëlbatiku na ñu mën a ànd ak moom le temps que muy ëlbatiku kon ñu mën a ànd ak moom mu àggee ñu rek li nga xamante ne moom mooy tolluwaayu jàngoro ji foofulee ca réewum Gabon professeur gis naa ni Gabon booy seet comme à l'extérieur yeneen réew yi j'imagine que li ñuy jot ci ay xibaar ci Sénégal tout le temps loolu dafa baaxoo boo nekkee bitim réew dafa mel ni day décupler gravité dafa gën a loru bul fàtte ni Gabon terre d'immigration la Sénégalais dañu faa bari te yàgg na nekk ci métier cosaan la dafa yàgg lool absolument boo xoolee moo xam ci wàllu artisan ci wàllu tabax maçon tailleur wàllu même cuisine togg ñoom bëri nañ fa lool macha allah absolument alors Lamine est-ce que dellusi nga bu ko defee nga wax ak ñun bon Lamine dellusiwul léegi li ñu def mooy jéem a dem kon fii lekk ñuy jot Lamine ñu dem ci biir kër yi xool ni nga xamante ni noonu la nit ñi di dundee couvre-feu bi bu ko defee ñu dellusiwaat ànd ak moom fële ca Gabon mu àgge ñu anam yi nga xam ni noonu la fa jàngoro ji taxawee.
Man la Vie Malang Diatta, étudiant à l'université Cheikh Anta Diop bu Dakar en deuxième année de master option environnement. Couvre-feu bi suñu kër ñëpp a ko respecté même à partir de 19h30 xale du taxawaal ci yoon su ma gisee xale ci yoon dama lay dugale ci kër gi kon parent bu nekk am nga devoir si say doom pour ñëpp a mën a respecté couvre-feu bi pour ñu xeex pour jàngoro bi mën a jóge fii parce que jàngoro bi dafa sonnal askan bi trop. salaamaaleykum maa ngi tudd Fatou Faye Mbaye je suis étudiante en journalisme communication niveau licence 2 pour tey dama ñëwoon pour wax leen naka laay dundee sama confinement ou état d'urgence sax laay wax couvre-feu bi ñu def à partir de 20h pour kenn bañ a génn à partir de 20h ñëpp toog seen biir kër loolu buñ ko defee pour protéger suñu bopp la ak protéger sa famille man personnellement duma génn toute la journée maa ngi sama biir kër. su ma nekkul di jàng parce que étudiante la commencé woon naa examen pour premier semestre mais dañ ko interrompre pour jusqu'à nouvel ordre parce que ñëpp xam nañ ne école yëpp dañ leen tëj université école kenn demul kenn génnul kenn deful sa activité yëpp ndax coronavirus bi bon su ma nekkul di jàng maa ngi nekk di togg nekk ci liggéeyu kër gi wala nekk en famille waxtaan en famille nekk ak samay sœurs di échanger ak ñoom. loolu yëpp su ma ko defee pour protéger sama bopp la protéger sama famille parce que bu ñu nee bu kenn génn kenn warul génn parce que ñëpp xam nañ ne Sénégal feebar bi mi ngi fiy commencé bëri cas yi mi ngi bëri des fois ma jël samay cahier réviser aussi parce que jotuñu woon pare suñu examen pare woon nañu premier semestre ba commencé mais dañu interrompre examen bi pour wax ñu jusqu'à nouvel ordre parce que xamoon nañ ne feebar bi instant boobu mi ngi commencé woon cas yi mi ngi commencé woon bëri Sénégal donc maa ngi nekk jël sama cahier di réviser. pour bañ a fàtte li ñu jotoon jàng parce que defuñu ay cours en ligne parce que pare woon nañu suñu programme premier. alors professeur fii léegi ñu dellu Gabon li ndaw si wax léegi. je pense que interpellé na ñu bari. parce que école yi. waaw est-ce que dina tijji ci date bi nga xamante ne wax nañu ko. loolu wérul ak ni mbir yi di doxee. est-ce que dañuy jël yeneen mais surtout. en tant que jàngalekat si sa expérience. situation bu mel ni c'est une situation inédite d'accord nañ si. waaw mais ba tey ñu ngi natable est-ce que bu doxee nii année bi dafay mujj neen. wala dañuy mujj def benn examen. wala yu ni demee ñaare crise yu mel ni bu amee. waaw ñaare bu amee. waaw su fay am. ñaari mais de façon générale. waaw ça dépend ci durée bi muy durée. parce que bu dee ci wàllu perturbation yi. ay grève jot nañ fi am. mu jël parce que ñu ngi arrêté en mars. donc ñaari weer. grève nañ fi ay ñetti weer ay ñeenti weer ñu def ay réglages. boo daal di comme ni ñuy waxee sauvé ba léegi critiqué wul. mais fi mu dal ni bu continuer nii ñaari cas de figure ñooy am. ou bien nga dem session unique wala nga dem année blanche. parce que bu dul loolu da ngay obligé nga jéem a jàng en juillet en août et en septembre bu fekkee Ndakaaru mën nga ko Kaolack mën nga ko Thiès mën nga ko mais da ngay jëm gox yoo xam ne am ay abri provisoire damaa fàtte lim bi ko si def joxe wala ne ci Sénégal yëpp ba léegi surtout côté Ziguinchor Sénégal yëpp ba léegi am na zone yoo xam ne ay Kerenteng ak yooyu ñoo fa nekk donc ça veut dire que année à 2 vitesses lay doon donc te loolu du mën a nekk donc moo tax ma ne benn session ngay def session unique wala nga année blanche mais parce que mbir mi ni muy demee fu mu nekk nii il est hors de question à mon humble avis nga mën a ubbi école yi parce que wàllante bi suñ biir mënta yokk nga gis réalité yi nga xam ne moo nekk suñ biir salle de classe maanaam ay salle bu ndaw bu toll ni bii nga gis fa 80 ba ci 100 élèves conditions yooyu boo fa jàngal loolu fa am wax dëgg yàlla yaa koy gàddu responsable ñu perte année bi booyee boo parce que nag wax dëgg yàlla njëriñ loo fekkee waaw am na conditions yoo xam ne dañuy ñaan bu fekkee mbas bi wàññeeku na lim bi décliné parce que maa ngi dégg li ma jaaxal ñi xam pic bi ñu ne juin bu dee pic bi juin la xalifa léegi kañ lay wàccaat il faut faire juillet août mais bu wàccee juillet août kañ ngay jàng septembre wala octobre nga def examen na xaw a dee waar donc xaw ma yan gymnastique ñaareel la école di faral di tijji école lay faral ci lay faral di tijji mais situation d'exception su fekkoon par exemple débrouillé woon nañ ba mën a jàng juin juillet août mën nañ dem session unique en octobre mais ci ni muy demee nii kenn ñaanu ko waaye mbir mu xaw a doy waar lay doon waaye li gën lay doon waaye wóolu nañ wóolu ñi nga xam ne ñoo yor responsabilité njàngale mi xëy na ñoom dinañ xool apprécier très bien alors ñu fekkiwaat Lamine allo Lamine est-ce que dellu si nga Lamine Gueye Lamine oui Lamine très bien Lamine waaw je pense que gën naa leer alors Lamine li ma doon laaj sànq mooy jàngoro ji foofu ca Gabon loo ñu si mën a àggee ci li nga si jot a xam waaw bon fii si dëkk bi fii ci Libreville
pratiquement cas yi gën a bari fii Libreville la nekk quoi parce que actuellement dañu def sax Libreville en quarantaine par rapport aux autres régions quoi parce que fii on a plus de 127 ou 128 cas comme ça on a un décès et 6 guéris. Alors mais il y a aucun Sénégalais qui est malade ni atteint par. Très bien waaw amul benn Sénégalais daal boo xamante ne daal remarqué nañ ko ci boo xamante ne feebar na ci. wala mu des mu décédé si daal waaw pour le moment daal actuellement tous. Ouais. Très bien alors seen diggante ak communauté ak autorité consulaire yi nekk foofu ndax taxawaay bi nga xamante ne ni xëy na yéen ko doon xaar am na wala am na ba nëgën ni lu ngeen di sàkku ñu gën ko yokk. waaw d'accord pour ndimbal yi ñu doon xaar jotoon nañ dem approché wu tuuti à l'ambassade mais dañ ñu fu mu nekk ne actuellement état bi yónnee na fii 12 millions. mais 12 millions yi pour nee nañ pour actuellement ki nga xamante ne dafa feebar. ñu ne dañ ko ndimbal pour ku feebar la wala ku décédé wala ku fi nekkoon en transit ku fi ñëwoon en transit daal di fii kale quoi nee nañ pour le moment 12 millions yooyu ku nekk ci cas yooyu daal mën naa ñëw quoi approcher ambassade bi mais sinon pour dañuy xaar ñun ñi fi nekk actuellement nga xam ne feebaruñu dara jotuñu ñu ngi fi li mënuñu dem fenn liggéeyuñu defuñu dara pour l'instant dañ ne nañu xaar y a un deuxième tranche qui doit venir. Très bien alors bu ngeen nekkee foofu gis ngeen li xew Sénégal ban jàngat ngeen si def foofulee ca Gabon yéen ñi fa féete. waaw parce que daal fan actuellement ñi ngi suivre actuellement télé Sénégal ñi ngi suivre feebar bi Sénégal mais actuellement li ñu ci gën a gis moom feebar bi actuellement ni ma ko gisee daal ni ma ko jàngatee day gën a développé wu quoi actuellement il faut Sénégal itam il faut ñu être conscient jël mesures yi strictes pour le peuple comme ça ak peuple ñu tam aussi tamit ñu jéem a suivre autorité parce que li ñuy def autorité bi def ñu ko ñoom il faut ñu suivre mesures yi daal ak surtout daal laay xam ne daal mooy li gën daal waaw parce que sinon feebar bi tam aussi buñ ko jël def ko ay plaque quoi. Très bien est-ce que foofu noonu ca Gabon gis nga fa benn mesure boo xamante ne yow naw nga ko boo sañoon ñu appliquer ko fii ci réew mi. allo. waaw ma ni est-ce que Gabon si dogal yi nga xamante ni wala doxali ni ñuy doxale foofu est-ce que am na si boo xamante ni boo sañoon Sénégal inspiré aussi. est-ce que am na site boo xam ne bu ñu sañoon Sénégal inspiré aussi. oui. est-ce que am na benn doxalin wala benn mesure. wala loo gis foofu mu neex la dal sa xel nga yéene ko Sénégal. waaw fii Gabon pratiquement autorité moom sincèrement parler comme ni ma la ko expliqué rek tout yi nga xamante ne état bi war na ko jël ñoom parce que fu mu actuellement ñu ngi dimbali seen pays même le courant ou électricité sur le plan logement sur toutes les façons actuellement le président gabonais a pris tous les presque charges même électricité bi même eau. Personne ne paye électricité bi actuellement fi mu nekk ne même ñi nga xam ne dañu nekk avec les compteurs aidants les compteurs comme ça demee noonu dafa am numéro yu ñu génnee jox leen ko au moins foofu ngay dugal introduire ce numéro compteur ñu may la courant gratuitement l'eau est prise par l'État bon actuellement ñi ngi joxe ay nourriture seen population bi ñu ngi leen di ravitailler bon pratiquement sincèrement parler depuis Sénégal nag boobu ba léegi maa ngi dégg moom actuellement boobu ba léegi ñu ngi dégg ñu ngi former commission ñi ngi def nii jusqu'à présent presque ni ma ko gisee daal ndimbal bi daal ni ma ko jotee gis daal eggugul maanaam ci population bi quoi sincèrement parle bu ñu mënee dimbali population bi parce que ñun ñoo mën a nekk fii ñun ñi ngi nekk fii pour mën a dimbali suñu njaboot parce que ça fait 2 mois mënuñoo dem fenn mënuñu liggéey bu ñu jàppale woon nag au moins dimbali population bi taxawaw leen dinañu neex trop quoi parce que actuellement monsieur gabonais yi ñoom actuellement ñi ngi def loolu waaw par rapport au Sénégal la mooy sa message pour Sénégal balaa ñu tàggoo. waaw Sénégal xanaa di ñaanal rek jàmm dellu suufa rek ñaanal ko ñëpp waaw feebar bi yàlla jëlee ko fa di delluwaat fa jàmm dañu gën a tënku rek actuellement ci nga xamante ne mesures yi nga xam ne moom la autorité jël askan bi yëpp daal di koy suivre daal di siy tënku pour ñu xeex feebar bi daal di fay jeex waaw sinon nag di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal seen télé bi yàlla def ci barke. amin jërëjëf Lamine Gueye ñu doon jokkoo ak moom fële ca Gabon professeur moom li ko jaaxal mooy fële tàmbale nañu fii ñu ngi waaj ba tey day war a ni xëy na jàngoro ji du jàngoro ju ñuy planifié la. déedéet parce que moom dafa yor programme bu boppam te bu moytul souvent day déroulé sa programme kon moom spontanéité bi mu laaj. dafay xaw a doy waar. te ñun suñu programme fi mu nekk nii dafa xaw a dévié. parce que suñu programme mu ngi jëm si nu ñu koy séddalee ku koy séddalee. foofu lañ tollagum.
bon peut-être à notre décharge lim bi tam lu nekk benn nga xam nga Gabon population bi 2 millions côté boobu 3 millions grand maximum donc dafay mel ni dafay gën a xaw a neex a day gën a xaw a yomb si ñoom day gën a xaw a yomb et puis nag ñun dañu am nu ñu mel suñu biir ñun noo xam ne lu spécial waaw en effet jërëjëf alors ñu fekkiwaat suñu maire balaa ñu koy bàyyi maire bu Ngor Amadou Gueye monsieur le maire salaamaaleykum maaleykum salaam. alors monsieur le maire ñaareelu xaaj bi ni ñu ko baaxoo à chaque fois dañuy gën a xamee ak gox bi nga xam ne ab maire am moo teew te ni ki tey yow Amadou Gueye alors noo ñuy présenter village bu Ngor wala pour ne pas dire commune bu Ngor. bi ma nuyoo bu pare nuyu waa télé bi jël nuyoo gi di ko teg sa loxo yow Khalifa village de Ngor day village bu neex a dëkk la. dëkkuwaay wi neex na yaatu na xol yi baax nañu ànd nañu te liggéey fi aussi jàmmaa ngi fi daal ci jàmma ji nag ñun li ñu ci def rek mooy gën a yokk jumtuwaay yi gën a jàppale nit ñi ndax ku ci nekk rek fa nga nekk nga mën fa am sa teraanga te mu jig la te law loolu daal commune de Ngor daal bu ma koy présenté nit ñu baax a fi dëkk nag boo ko seetee ci biir dëkk bi ba ci biir Almadies ay nit ñu baax ñoo ko fi dëkk ñi ñoo xam ne dañu lay xalal ne naan monsieur le maire bu ñu defoon nii dina baax bu ñu defoon nii dina baax bu ñu awoon fii dina baax def naa loolu moo am solo te moo ëpp ci dëkk bi daal loolu daal laa xam ne mën naa ko présenter ville de Ngor parce que nit ñi ñooy ñëw di jog di ñëw pour bëgg a jàpp ci nit ku nag man en tant que maire su ma amee loolu du ma def lu dul rafetlu ko kontaan ci autorités yi nekk fi ci koñ bi di ma woo ne ma monsieur le maire lii de boo ko defoon nii wala nga defe ko nii dina baax pour askan wi ñun tamit ñu dégg ndigal aussi xam ne xel du doy personne n'a la science infuse lu kenn man rek ñaar ñoo ko dàq ñu topp leen ànd ak ñoom ci loolu liggéey loolu. entre parenthèses parce que li ñu laa jëwee yow tout le temps yaa ngi si mbedd yi yaa ngi si biir nit ñi également. waaw fan yi sax dañ ma xaw a artu na ma del toog kër ga waaw parce que nag dañuy tàmm xam nga rek gënuma laa xam kambis yi waaw man dama continuer woon di nekk ci kambis yi comme ñëpp waaye nag situation bi tax na man it bàyyi na ma kambis bàyyi na ma naanam ataaya bien que daaw ma naa ataaya waaye dama daan dem di waxtaani mais nag comme situation bi ni ñu nekk nii nañu bàyyi yëpp ba yëfi passé ñu muñ ko rek su ma wàccee fii 5 heures ma jubal kër ga daatuma dem kambis très bien alors Ngor lan lay ràññeekoo bu ñu ko méngaleeg yeneen communes yi ci Sénégal. mën naa wax ne Ngor mën nañ ko def ne c'est une commune à part parce que yàlla def na fi jàmm te am na lu ñu yàlla may daal am na lu nekk ci dëkk bi la nga xam ne waa dëkk bi ñoo ngi koy sàmm di ko jàmmarloog waa koñ bi parce que nag quoi qu'on en dise ku xam Ngor rek xam ne Ngor dëkk bu à part la. waaw ba tey waxagoo à part concrètement ci ni ko yàlla bindee. oui. à part ci nit ñi ni ñu mel à part ci ku jóg ne Ngor mën nañu wax ne Dakar amatul parce que lépp ngi Ngor ku jóg rek Ngor ngay jubal guddi ku jóg nga ne Ngor ku jóg ne Almadies loolu nag yàlla moo xam lu tax mu defoon ñu loolu. alors professeur mu ngi laaj te muy jur ay teraanga tur wi professeur mu ngi laaj turu Ngor fu mu jógee. turu Ngor day daanaa dégg ci mag ñi ñu naan dañu demoon gor yi bi ñu demee ci àll bi la gor ñu tudd ko Ngor loolu daal daanaa ko dégg ci mag ñi. kon ça n'a rien à voir ak. waaw ngor gi ñoo wax. ute naa ngor gi ñoo wax. ute naa ngor gi jóge ci Gorée. déedéet ute naa ngor gi jóge ci Gorée waaye loolu moo ngi ci ñoom. loolu moo ngi ci nitu Ngor parce que mag ñi daan nañu wax ne puus leen sàqet yi gan yaa ngee ñëw te ñëw nañu moo jur Almadies tey
parce que Ngor boo koy seet ci cosaan nii la de lu tuuti la woon waaw mag ñi daan dina wax nag puus leen sàqat yi puus leen ko gan yaa ngi yëgse ngon nag li ñu doon wax ñëw na am na tey Ngor kenn xajatu fi waaw ba fi mu ne sax waaw war nañoo seet fanaan fu ñu jox xale ñu dëkk ay dëkkuwaay loolu mbaa dana sutti ay mool nga yóbbu leen feneen fa du si taati géej gi waaw du sotti nag dina métti waaye ni ñu dëkk nii foog ñu seet feneen fu ñu mën a jox xale yi te wax xale yi nag ñoom ñu bàyyi fi mag ñi rek ñu nekk si géej gi ñoom ñu dem jàngi ay télévision yoogu yeneen ñu dem defi yeneen mu ngoog Ngor si boppam aussi bu ñu xoolee si volet religieux am na benn aspect bu am solo ndax ci appel bi am na si jamono joo xam ni daanaka Ngor mooy aye allo waaw ma ni dama bëgg nga dikk ak ñun ci volet religieux bi nga xamante ne Ngor am na ko ndax ci jamonoy appel bi appel bi Seydina Limaamu dina am jamono joo xamante ni Ngor mooy aye ñëpp fa la ñu riir jëm ca sa xuntama waaw loolu dëgg la donc même appel boobu ngay wax noonu ñun dañ ko jël léegi daf ko yëfi Ngor Cambérène bu defee Yoff def Ngor def bésum Ngor nag maire bi daf ci dugal loxaam dëggantaan wane ne Ngor a aye su Ngor aye ñun ñu taxawaayu Ngor lépp lu ci war rek ñu def ko ci biir appel bi parce que appel du lu tuuti bu Wakaam aye bu astafurlah bu Yoff aye day rëy Wakaam aye Cambérène aye mu rëy léegi nag Ngor bu jëlee toujours dinañu ràññee bésu Ngor bu soobee yàlla ak yonent ba tant que ñoo ngi fi si mairie bi lépp lu war ci appel bi rek bu soobee yàlla chaque année dinañ ko def. alors balaa ma laa bàyyi monsieur le maire Ngor jamono ji daanaka rafle na lii di wàllu régate loolu tamit bokkoon na ci li ñu ko doon ràññee lan moo ko waral. waaw xanaa ñàkk ay compétition rek ñàkk kuréel ga nga xam ne moo daan organiser loolu ñoo fonctionné tul nañu daan fonctionner mais guni Ngor boo ne joow rek dëkk bi kenn duutu des duutu ñu am jàmm tant que joow ji paasewul entraînement ji sax moo dàq joow ji daanaka ñëpp xam nañu waa Ngor ni ñu mel ci joow ñun sax suñu bopp ni daan nañu jóge fii ba Ndar di seetaani joow rek joow waa Ngor dañ ko jël def ko seen biir ab xol waaw bu joow amee dara dootoo ko dégg ci dëkk bi lu dul joow waaw donc c'est vrai que xaw nañu rafle bët boobu ba côté boobu waaye ñoom seen bopp ñoo ngi doon seet nan nañuy jéem a organiser woo ba di que mën a def quelque chose ya nga xam ne c'est permanent comme une compétition di ko def annuellement wala moo xam tous les mois ñu def ci benn compétition mais dafa laaj organisation te nag ñoom daal seen bopp ñun dañu leen di jàppale rek mais bu ñu defee seen organisation ñu jàppale leen ndax loolu mën a nekk daal très bien alors ñu ngi lay gërëm di la sant monsieur le maire ñu bàyyi la ak xëy na lu ñu la laajul te nga amul yéene wax ko comme ça ñu tàggoo loolu li ma ci wax rek mooy li nga xam ne moo teew nii loolu rek laa ci bëgg a dolli te am yaakaar ne peut-être man ak yow daañu dajewaat ci beneen plateau incha allah ba mën a waxtaanee mbirum Ngor ak mbirum Lébu yi incha allah li ma ci dolli rek mooy gën a ñaax waa dëkk bi parce que lii moo xew moo teew te du la nga xam ne war nañu ko caaxaanee wax rek mag ñi ñu téye xale yi ci biir kër yi ñu jéem a wax ak ñoom même bu yombul nañu fexe rek ba ñi ñi toog ci biir kër yi parce que problème bi génn gu fi son excellence le président de la République Macky Sall il a bien fait ni mu ko jëlee au départ c'était très bien il a très bien commencé nous nag mooy kenn du dem ñu des ñun kenn du ñu gën a fagaru ci mbir mi ndax mu génn ci dëkk bi may ñaanal dëkk bi yëpp jàmm di ñaanal Sénégal jàmm di wax ne yàlla nañu yàlla jàppale ba feebar bi génn fi ba ku nekk mën a delloo sa yitte ya nga newoon wasalaam jërëjëf Amadou Gueye maire bu Ngor
professeur Amadou Gueye mooy maire bu Ngor mu ngi man maa ngi kaa soo gis. su ma jumul daal maa ngi soo gis kanamam waaye ab jëwam. waaw yàgg naa kaa dégg parce que yàgg nga dégg may wax ay waxam. waaw ci lu ñu ko doon jëwee ci ak oyofam. te mel ni jëw bu rafet la. waaw ak te gerte caafam dem ci tribune yi. nekk maire organique nekk ak jeunes yi. waaw wax na ko sànq day dajeeg nit ñi ñu naan ko boo defoon lii boo defoon lee. loolu dafay war a ni mu ngi ci biir nit ñi tout le temps. te loolu la ñuy xaar ci ñoom waaw mais également toog nag jot na loolu aussi nee na wax nañ ko. waaw ba xam nga loolu rek mandarga bu rafet la. oui parce que yàgg ngaa dégg askan di ŋàññi. maire région yi ci bëri boo leen soxlaa gis leen Dakar mooy gën a yomb. donc rares sont les maires vraiment résidents nga xam ne gox bañ dëkk fa la ñuy toog. rawat na koo xam ne dina dugg ci biir askan wi jaxasoog ñoom saafonteeg moom mais loolu mooy mission am. kon nag loolu dañ koy jaajëfee. na ko bu ko ci daara jëlee. parce que aw ndombo tànk la rek waaye nag sas la boo xam ne da nga ko war a delloo askan. waa Ngor bu ñu ñëwee ne la par force yàlla nekk maire bi. waaw tu n'as pas le choix. loolu la ñuy et je pense que loolu am na solo. am na solo jërëjëf kon ñu koy encouragé Amadou Gueye maire bu Ngor. te it di wéy ak yéen ba tey ci ànd xeex coronavirus toll nañ rek si jamono yi nga xamante ni askan wi ñoo war a mën a dugg wax seen xalaat weccoo ci li nga xamante ni moom moo ñu te nelaw boobu ba nëgër ni ñaari fan ci weeru mars ba fi ñu toll te ñu yàkkamti lool mu jóge ci réew mi parce que nag loo xamul kañ lay jeex moom dafa doy waar surtout ci wàllu ko loraange. asalaamaaleykum. suñu premier téléspectateur la ñuy jël léegi waaye professeur bëggoon naa balaa ñuy sore yi am na aspect boo xamante ni pour ñu aborder ko dina am solo. mooy miinal gi nga xamante ni toujours tout le temps dañ koy faral di wax parce que bu fekkente ne doomu aadama mu ngi ci mbir moo xamante ni xamul kañ lay jeex. mën na dem ba xaw a am sax li ñuy oowee le syndrome de Stockholm. par rapport ak ravisseur. waaw loolu day xaw a méngool da ngay dem ba miis ko mu mel ni sax nekkatul aw mbas nekkatul aw lor. di ko way di ko café te wolof day artu ne la li nga miin moo lay faat. tigi kon nag dañ ko bàyyi xel. maanaam buñ ko miin ba fàtte ne. ab noonu la. absolument dañ ko war a xeex. parce que par exemple oto c'est rare muy rey ku mën a la dawal. c'est rare. waaw parce que moom da koy miin ba da ngay séen sax benn apprenti ne cëpp def mouvement ci digg tali bi yow boo koy séen da ngay scandalisé wu mais moom c'est son monde naturel. tali ba moom mooy salon am. kon nag moom yow tiit ba nga cee am moom am ko ci. donc ni mu nekkee suñu biir sax suñu biir il faut ñu koy bañ ko miin. déedéet du ci làmmiñ wi. waaw du ci dégg-dégg bi. bu ñu woyofal bu ñu def dara dañu taxawaay bi ñu war a taxaw. saa su nekk ñu xam ne dañ ko war a xeex mu jóge fi. absolument benn constat aussi balaa ñu jël téléspectateur bi mooy bokk na si ñu tere 2 roues. ñaari nit yegg si. waaw li ñu koy gis si mbedd mi nag bari na. ñuy ñaan mbooleem ku yor scooter mbooleem ku yor moto. ngay bañ a xaar ba gis alkaati di soog a réagir mais nga réagir sa bopp parce que mbir mi nekkatul. mbir yi contrainte. du mbiri état sax. waay la solution fi mu nekk Khalifa c'est une solution individuelle. waay ku ci nekk sa wàll. da nga war a taxaw na nga war a taxawee. tigi nguur gi. def na la mu war a def. def na la mën a def nañu waxante dëgg. waaye fii mu toll nii nag. ku ci nekk ci ñun. moo mën a sàmm askan wi. kon nañu bàyyi supporter bi bokk ndayax bokk bàyyax ay xaritax lépp yam nañu moytu. supporter bi bàyyi jokkalante kaasu ataaya yi. baaxul surtout tout le temps ñu wax ko. tout le temps oui. mais forum bu gis ko. absolument nañu bàyyi kon kaas ataaya yi ñuy jokkalante ndax yomb na bu fekkente ne nii ku nekkit mënoo yor sab kaas bu ñu ci naan ba noppi. dañu ko raxas ci ndox mu ñu toxal eau de javel professeur Mbeng doon na ko wax yàggul. waaw teg bool bu ndaw toxal ci eau de javel ba bu ko defee boo xelalee professeur ba noppi. yalandi ka balaa ngaa xelalaat xalifa bu la neexee nga fuural waaye nañ ko yalandi. wala nga jënd kaas ajouté rek boo naanee boxam sànni xalif. mu jeex daal loolu laa gëm. donte plastique bi gënul waaye ci circonstance bi. nga jël kaasu ndaw yooyu daal ku naan daal boxam sànni. jël mu jeex absolument waaw moom mooy solution bi. parce que nag bëgg ataaya warul mën a tax contracté maladie asalaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw ku tedd ki ana fooy wooteeg noo tudd. Xalifa na nga def. ñu ngi sant bu baax. naka njaboot gi. alhamdulilah. ñu ngi lay félicité professeur. jërëjëf. di defal vraiment mention spéciale la presse. merci. donc à travers vous. vraiment ñu ngi gërëm presse. parce que dans cette crise là quoi que l'on dise mooy la presse a joué sa partition. te loolu c'est important. beneen bi may wax rek dafay jëm ci wàllu communication. ndax un discours politique.
n'a de sens que lorsqu'il se traduit par des actes concrets. Le président a fait un discours qui a mobilisé tout un peuple. Donc waruñu nangu ay actes isolés ci yàq élan bi discours boobu indi. tigi maa ngi def allusion problème mu marché transport bi ak marché ceeb bi. Parce que quand il a reçu un opposant comme Sonko, dafa adhéré ci principe bi mais il a émis des réserves. Il ne faut pas qu'il se donne l'impression que réserve bi Sonko doon wax. Il avait tout à fait raison de faire ses réserves. Parce que ni président woote askan wi yëpp fekk ka si ñu gis le calife des mourides joxe 200 millions. oui ñu gis de simple Sénégalais. di joxe seen alal pour que ñu dajale pour mën a xeex virus bi. day ay comportement nit di koy yàq. très bien léegi nag li jàpp ko mooy. li ëpp ci Sénégalais yi. adhéré nañ ci combat. te ñu ngi suivre aussi li ñuy oowee les gestes barrières. oui donc yi nga xamante ne mooy yu isolé yi. maa ngi lancé un appel le président de la République. pour que ñu saisir que loolu bañ a yàq élan bi nga xam ne ci la réew mi yëpp nekk. très bien beneen bi may terminer. mooy démb xawma avant-hier dama déglu le député Diop Sy muy wax ak sa confrère. Maïmouna Ndour Faye. mu ne ko salaire bi ñu am assemblée nationale ay weccit la. je pense que loolu manque de respect aux Sénégalais. waaw waxin la rek xam naa waxin la rek. par rapport ak am-amam je viens ndax le député simple. il a 1,3 million francs par mois. boo ko divisé par 5 c'est 260 000 francs par mois. li ëpp ci ay fonctionnaires ci réew mi ak seen salaire àggul ci loolu. loolu waxin la xam nga bërka démb waxtaan naag Diop Sy fii ci télé bi. maa ngi naan que waaw kay maa ngi naan que wax ñu sa patrimoine mu ne loolu kenn du ko wax ci mbedd am na alal mu ngi sant yàlla. waaw xëy na alal ji dayo bi mu am xëy na kon wax na ko parce que bu fekkente ne ni loolu ay weccit la ci moom 1 million ay weccit la ci moom. bon comme kay mu ngi sant yàlla nañ ko jàppee ay wax rek ay kii rek waxin daal waxin. waxin la rek man c'est le discours. waaw waxin la rek xam nga wax moom boo ko génnee ci contexte ba rek mën na changer. le fond comme tu as dit le fond. ça ne pose pas problème mais c'est la forme. je comprends bien boo xoolee Sénégalais yi taux de pauvreté bi ñu ne. oui. ñu xool li ëpp ci fonctionnaire u état bi seen salaire àggul juróom fukki junni. ñu ci dépassé 260 000 yooyu nga xam ne boo divisé salaire am moom par 5 moom lay am bariwul. mu toog ne moom loolu ay weccet la pour man loolu le discours pose problème. donc man li may lancer rek mooy. bu ñu nekkee ci situation yu mel nii. wax ji ñuy wax nañu koy contrôler dafa am benn kilifa bu mag bu ma mës a wax ne. bu amoon doole ci réew mi. am na ñuy wax ñoo xamante ne da leen di utal salaire weer wu dee di leen fay. pour ñu noppi. ñooñu jàpp naa. yow mii ak. oui. ñu mel ni professeur. da doon wax ndax seen wax am na njariñ. mais nee na am na ñoo xamante da leen di utal salaire weer wu dee pour ñu noppi. oui. ndax jàpp na ni seen wax. amul njariñ ci réew. jërëjëf donc nañuy soigner discours bi. parce que le pays est stressé. Nous sommes dans une situation où le lendemain est incertain. Personne ne sait ce qui va se passer demain. wallaay dëgg la kenn xamul luy xew bu subaa ci heure bi. tigi yàlla na doon jàmm. waaw donc le monde est stressé. oui. le monde vit une situation extraordinaire. man mii doo yàggul. mais lii ñuy dund nii pour man c'est exceptionnel. tigi. parce que personne n'est à l'abri. jërëjëf. tey amul kenn ku la mën a waxal ci àddina ne tey mbas mi ñëw dina la fi bàyyi. dëgg la bu dee vivre nag ci moment yu mel noonu. bu la yàlla joxee baat jox la koom-koom booy wax. del calculer ñi nga xamante ne. ñooy le bas peuple. jërëjëf c'est important.
jërëjëf ñu ngi lay gërëm di la sant ñu lay gërëm di la sant professeur ba dellu seen si wàllu communication. waaw parce que booy seet dañuy wax rek wax ji yéene bi ngay am. waaw ak dég-dég bi muy dajeel. parfois mën na am. waaw ay distorsion moom wax ji yërmande la rek. en fait du ŋàññiwul sax mais day wane rek ne njaqare bu amee tiitaange am ñu naan ndax ëllëg nii lay mel. am na nooy waxee. mën nga yokk naqar askan wi daal xam naa ne foofu lay waxee absolument di soññ politiciens yi ak ñiy wax ci place publique yi discours bi gën a modeste gën a humble mu nekk loo xam ne nit ñi rafetlu ko mu bañ a daal frustré kenn xam naa foofu rek lay waxee quoi foofu lay wax allo salaamaaleykum salaamaaleykum aleykum salaam ana fooy wooteeg noo tudd waaw Khalifa oui waaw man de maa ngi woote Wakaam monsieur Ba Wakaam waaw monsieur Ba naka def d'abord damay nuyu maa ngi rafetlu émission bi amin jërëjëf mais damay nuyu professeur. oui jërëjëf. professeur dama ko gëj a gis. dëgg la. nous avons servi ensemble au lycée des Parcelles Assainies. oui. en 98 99. waaw yàgg na. loolu yàgg na. yàgg na. yàgg na waaw nuyul ma ko bu baax. mu ngi lay dégg. maa lay fay bu baax maa ngi rafetlu émission boobu il nous inspire hein. tout à fait merci. waaw il nous inspire damay suivre il nous inspire quoi mais c'est vraiment extraordinaire quoi. jërëjëf merci jërëjëf monsieur. bon donc vraiment émission maa ngi koy rafetlu. ndeysaan jërëjëf. mais ko ne bëggoon na am contact am quoi. incha allah waaw Khalifa dina la ko jox après ñu jox la ko foofu. waaw régie bi dinañ la ko jox. ministère de la formation professionnelle. très bien incha allah très bien. waaw xam naa nag war ngeen def débat sur la plateforme. oui. waaw plateforme éducation tëral. ok d'accord. ak formation professionnelle plateforme boobu ñu tëral. waaw c'est intéressant. xam nga les sociologues de l'éducation. sinon la sociologie de l'éducation. dañu ne l'école crée des différences. Et actuellement, ils sont en train de creuser ces différences-là. De les creuser. Ils sont en train de les creuser. Qui il? Parce que wow, le il intéresse prof. Il, c'est le système. Oui. Donc, le système est en train de creuser ces différences. Wow. De les aggraver, quoi. De les aggraver, bien sûr, parce que l'école crée des différences. L'école a été installée pour créer des différences. Oui. ah loolu de xam naa xajul ci débat bi waaye d'accord waaye nag waaye c'est pas l'objet de. il faut ñu wax ci loolu. waaw. loolu il faut ñu def ci débat. que l'école a été créée pour créer des différences. L'école a été créée pour créer des différences. waaw loolu xaju fi. Ils trouvent des élèves venant d'horizons différents. waa gars yi dinañ jox numéro bi. loolu du fi xej. je pense que on va plutôt dire pour cultiver la diversité davantage. Voilà loolu dama ko doon wax nii rek. Absolument. pour nuyuwaale professeur. dëgg la waaw c'est pas le thème actuellement. oui. waaw c'est pas le thème. non c'est que dama cee d'accordul mais xam nga mënuñ cee débat parce que du objectifu émission bi. mais est-ce que le problème terme parce que on va juste mettre diversité à la place de différence peut-être bu ñu defee diversité à la place de différence xëy na mu tane wala. dégg nga bu baax. bu ñu jëlee diversité remplacer ko différence bi nga wax noonu. waaw l'école faut créer des diversités bien sûr. xëy na mu tane waaw. xam nga diversité yooyu. et de les cultiver waaw tout à fait. mais bon c'est vrai que. mooy nekk différence bi rek. non sémantique yi mooy tax muy changer. non c'est le début de la phrase. Ouais. L'école a été créée pour oui. créer des différences. pour créer des différences. mais loolu nga wax loolu laa d'accordul mais mënuñ ko débattre fii. accueil des diversités boobu si tu veux. bon dinañ ko gën a kii disserter. loolu Khalifa duñu permettre parce que dafa am émission ak koro taay mi nga. des diversités. oui absolument c'est intéressant jërëjëf. oui dinañ la jox numéro bi. jërëjëf monsieur Ba waaw après ñu jox la numéro bi foofu. waaw duñu ko débattre fii tey. jërëjëf ñu ngi lay gërëm di la sant professeur ba tey si wàllu day dellu si li waa ji doon wax sànq rek par rapport ak wax ak communication parfois si terme bi waaw am na loo bëgg a wax waaw fekk ni uute na donte mooy mën nañ niroo waaw nañ bokk ndey wala duñ bokk bàyyi waaw waxin la rek moo tax lu ci nekk rek da nga koy boole ci contexte ba ak xam waa ji fi muy waxee jéem a def effort xam fi muy waxee bu ko defee mais wax moom ku nekk xam ne dafa jafe tigi jërëjëf alors ñu jël kenn ci 33 824 88 06 asalaamaaleykum oui allo. waaw Khalifa. oui ana fooy wooteeg noo tudd. maa ngi tudd Abdoulaye Cissé. Abdoulaye Cissé. waaw Abdoulaye Cissé waaw. waaw Abdoulaye waaw bu fa waxu ceeb de. fooy wootee. waaw moo ceeb yow. suba la koor gi xaaral rek suba wala ginnaaw suba daal. wala ginnaaw suba ah. alors Cissé fooy wootee. maa ngi Thiaroye Thiaroye très bien. waaw maa ngi sant bu baax di leen gërëm.
oui ñu ngi leen di siifut bu baax a baax macha allah seen débat am na solo. merci Cissé. waaw ñun nag suñu xalaat tuuti dañu am lu ñu bëgg a xalaat tuuti. li ñuy naxaru daal mooy suñu njiit la moo tax à chaque fois ñuy wax loo xam ne nii suñ ko xoolee ba ci biir du nekk loo xam ne lu wér la. waaw loolu daal métti nañu trop bi ci tamit bëgg nañ daal lépp lu ñuy wax mu nekk lu ñuy def. waaw respecté daal population bi xam ne population bi ñoo leen fi teg. waaw xam nga feebar bi nekk fii tey bu ñu sañoon mu jógee fii. oui. mais tamit ñoom dafa mel ni bëgguñu mu jógee fii. ah dé Ablaye lay wax ni yow it. mais loolu moo nekk parce que yow Khalifa mënoo comprendre tey. oui ñuy waaj dañuy joxe lii ba kay. waaw mais chaque fois dañuy jox ay date. oui day posé. mais lii nag xam nga loo xam ne nii amul lu ñuy waaj. xamoon naa ne balaa ngay pare wax fi waxu ceeb. wax loolu parce que affaire séddale bi ngay wax non affaire délai séddale bi moom moo war a gaaw. waaw xam nga dañu bëgg ba mu jógee xam nga ñun ay commerçant lañ. dëgg la. dañuy liggéey. instant bi benn liggéey doxul. oui. fu mu toll nii xam nga ñun bu ñu sañoon lépp ñëpp dañuy nekk à seen activité delluwaat si li ñu nekkoon. tout à fait. waaw mais dañu bëgg mu gaaw jeex parce que xam nga nit ku nekk boo gëmee sa bopp. da ngay dem. oui. mais soo nekkee di am looy xalaat. di am looy sóoraale. doo dem. jërëjëf Cissé. dafa mel ni suñu état bi dafa mel ni dafa am intérêt bu ci nekk boo xam ne ni ñoom bëgguñu lii mu gaaw jeex. ah Cissé loolu de moom loolu dina doy waar de. ah boo ko seetee ba ci biir a biir. nitu na ko tuuti daal. waaye Cissé yàlla boo wax dëgg waay. man yàlla boo wax dëgg waay boo waxee dëgg musiba am de. waaw yàlla bañ a nekk dëgg rek. waaw kay jërëjëf. mais daal wax dëgg yàlla ñu ngi leen di sant daal di leen gërëm. jërëjëf Cissé jërëjëf. ñu ngi lay gërëm waaw professeur nag maa ngi koy sant bu baax boobu di ko gërëm parce que ku ma naaw la. merci Cissé merci yaa baax yow tamit naaw naa la trop. jërëjëf Cissé. merci Cissé bon mois de Ramadan. Ramadan bi bu ñu ko umul du ñàkk samedi la ñu koy mooy gën a jàppandi. waa France moom daañu si aljuma ji asalaamaaleykum. télé bi asalaamaaleykum ndax bu mën nga wàññi télé bi rek wax ñu fooy wootee ak noo tudd. waaw kay ana fooy wootee ak noo tudd. télé bi fayagul de wàññeekoogul moo tax doo ñu mën a dégg bu baax day yeex. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam soxna si ana fooy wootee ak noo tudd. man la Safiatou di wootee Cité Damel. Safiatou. Cité Damel waa kay Safiatou ñu ngi laa déglu. li ngay tooñ Cissé boobu ci mbiru. moo tax nga kotta sant wi Cissé nga sant. non Kébé laa sant. baal naa la Safiatou baal naa la sama jigéen nga waxal. ceeb bi dañ koy bàyyee Cissé jafe-jafe. jërëjëf. waa di leen ziar bu wér Baye Khalifa. merci Safiatou di ziar aussi professeur. jërëjëf di leen ñaanal bu baax ci seen émission bi. jërëjëf di ñaan yàlla mu gaaw a jeex. waaw amin waay amin Safiatou amin. léegi nag man en fait li ma gën a jaaxal ci mbir mi mooy par rapport ak séddale ceeb boobu ñuy wax. foog naa mbiri ceeb bi dafa indi problème. oui vraiment bu fekkoon dafa mel ni daf ñu détourné ci objectif. bi nga xam ne nii vraiment. moom la ñu waroon a am ci xeex corona bi. absolument di déplorer aussi le fait que suñ comportement vraiment changé wul. manque de changement boobu noonu suñ comportement bi. dafa indi njeexital ci yokku cas communautaire yi. te vraiment ñun kenn ku ci nekk war nga am taxawaay bu dëgër boo xam ne nii. nga xam ne xeexaloo état. mais sa bopp ngay xeexal. gëm ne lii feebar la boo xam ne nii kenn ku ci nekk boo defee li la war. kii bi dana fi jógee feebar bi dana fi jógee. mais nag malheureusement manque de citoyenneté. ak ñàkk gëm sa bopp parfois. danañu indil gàllankoor yoo xam ne nii mooy comme ni ñu gis rek irresponsabilité yi am instant bii nii. di wane vraiment nit ñi. seen ñàkk a dëgërlu ak seen ñàkk a taxawaay ci mbir mi. tax cas communautaire yi di yokk et tout cela. donc kenn ku ci nekk na yokk engagement. xam ne xeex bi xeexaloo kenn. sa bopp ngay xeexal yaa war a gëm ne lii da nga cee war a jógee. te ba pare aussi par rapport ak toujours feebar bi. ñu war a gëm ne buñ ci génnee. war na def njeexital bu bëri. ci ñun doomu aadama yi. comme njeexital par rapport ak suñu bopp. njeexital par rapport ak suñu diggante ak yàlla. mais njeexital aussi suñu par rapport ak ñun ak ñi ñu dëkkal. donc loolu lu am solo la lu ñu war a bàyyi xel. xam ne Sénégal bu développé ñun ñoo ko développé mais kenn du ñëw duñu ko développé. ñu raxas xol yi. ànd
doon benn xam ne ñun ñëpp ñoo war a bokk ci fi ñu jëm ñaan yàlla defal ñu jàmm defal ñu sutura xewal bu yaatu di leen baalu àq ci koor gi ñuy dugg si amiin jërëjëf ñaan yàlla ñu dugg si bisimilah génn ci alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf sa maa ngi leen di jëfal bu baax a baax Baye Khalifa nag soxla woon naa sa numéro bu ba waaw dafa am benn idée bu ma am tout à fait bëggoon ko partager ak yow si c'est possible absolument dañ la ko jox léegi balaa ngaa raccroché bu raccroché gul jërëjëf merci professeur Safietou li mu wax am na solo mais man li ma si retenir mooy jigéen ñi femmes yi waaw soxna yi dañu am doole si combat bi dëgg la ñoo nekk ci à l'avant-garde waaw mais en réalité li ñu leen di si dégg ci kàddu bokk du bari waaye ñu ngay jëf mais boo leen dul dégg c'est parce que ñu ngay jëf justement ñu ngay jëf loolu am solo la ca kër yi ñoom ñooy aar ñooy sàmm xale yi ñoom ñooy jël disposition yi ñoom ñooy fexe ba ku dugg ca kër ga ak nangam ñoom ñooy soldats yaakaar naa la ñuy def wax dëgg yàlla moo gën li bari ñun ci ñun nekk ci tey di wax ci mbedd yeeg lu nekk nga dugg ci alors que ñoom wax dëgg yàlla ñoom ñooy gérer loolu absolument donc soxna yi am nañu rôle bu am solo ci xeex bi ñu leen si gën a ñaax di leen si et puis xam nga am na benn aspect na xalif beaucoup de femmes dimbale leen pour ñu redevenir véritablement parce que liggéey bi contrainte yi du ñu toog ci kër gi comme góor yi dañuy nekk ci àll bi peut-être que xëy na côté boobu moom dinañ gën a toog ci kër gi gën a xool njaboot gi gën a jege sëñ bi gën a lijjanti mbir yeeg yooyu absolument kenn taamuwuloon nag mu nekkee ci anam yi waaye nag côté boobu moom am na solo effectivement confinement bi asalaamaaleykum maaleykum salaam Baye Khalifa oui ana fay woote ak noo tudd Ibrahima Diop Thiès Diop Thiès Ibrahima waaw ñu ngi laa déglu waaw ñu ngi leen di nuyu di leen jaar di rafetlu émission bi jërëjëf Diop Thiès waaw mais ñun Baye Khalifa dañ doon saaku rek bu fekkee ni état bi mën nañoo dimbali parce que population bi tey jii comme ñun ñi nga xam ne dañuy liggéey nekk ay commerçant nekk ci garage yi ñu mën a dimbali def ñuy jël ay masque ak ay gants ñu mën a continuer waat suñuy activité tamit daal bëggoon nañ suñu autorité yi ñoo xalaat ci loolu très bien loolu moo nekkoon très bien maanaam secteur informel bi ñi nga xamante ne ñu ngi liggéey ci atelier ak yooyu ñu fexe nu ñu jëlee seen ay dispositions waaye ñu bàyyi leen ñu liggéeyaat jërëjëf jërëjëf Diop jërëjëf yàlla na yàlla mottali loolu itam lu am solo la parce que du oote rek wax leen naqari waaye oote aussi joxe ay xalaat parce que xalaat yi du doy allo salaamaaleykum asalaamaaleykum télé bi boo ko wàññee rek ñu gën laa mën a dégg ana fay wooteeg noo tudd allo salaamaaleykum télé bee tax xam naa doo ma mën a kii télé bi waaw boo wàññee télé bi rek comme ça ñu gën la mën a dégg allo salaamaaleykum allo waaw c'est vrai que nit ñi ñu ngay seetaan waaye ku oote rek nga wàññi sab télé bu ko defee ñu gën laa mën a dégg asalaamaaleykum allo oui salaamaaleykum sëriñ bi ana fay woote ak noo tudd allo oui télé bi tant que fayoo télé bi doo ma mën a dégg bu baax sëñ bi ziar nañu waay ñu ngi delloo ziar bu baax noo tudd nga am jàmm baax baax ñu ngi sant bu baax waaw Ngor Touba naka Ngor Touba Ngor si Ngorus Touba di ñaan yàlla jële fi Ngorus Touba waaw d'accord amin ay Xaadim Rasul sallallahu alayhi wa sallam amin maanaam man nag dafa am lu ma xaw a jaaxal tuuti ndax damay dégg ñaan cas communautaire ak cas importé ak cas comment ñetti cas yaakaar naa contact mais damay laajte ndax virus bi dafay jóge ci kaw asamaan rek ñoo mën a wàcc ko nit ki wala déedéet si lan si cas communautaire kon déjà cas importé moom moo njëkkoon am waaw léegi cas importé bi mu amee après dafa am cas contact mooy ñi ko jege woon waaw mais léegi cas contact yooyu noonu est-ce que du ñoom ñoo indi cas communautaire yi waaw kon ñun askan wi nañ góorgóorlu ci li ñu waa kër docteur wax ñi doon def ko mu jeex mais boo xoolee responsabilité buñ ci am rek pour man ñoom it am nañ ci benn côté parce que dama yaakaar ne topp bi dafa desee egg fi war a topp egg waaw parce que comme maanaam cas importé bi mu ñëwee moo indi ab maladie bi waaw après cas contact ñëw bu fekkoonte ni ko maanaam topp nañ cas contact bi ni mu waree maanaam communautaire bi du dem te xam nga déggatoo cas importé waaw moo tax ma ne kon contact ak communautaire ñoo des léegi contact yi ñu ngi leen wàññoon ci junne ak juróomi téeméer rek lu teg bari na ñu ngi leen di suivre ñu ngi leen di suivre boobu ba tey boo seetloo lim bi saa bu ñu limee dañu siy génnee nangami cas contact ñaare ñooy ëpp ñu soog seet ak cas communautaire yi kon tant que lim boobu noonu jeexul
xëy na bon ba tey dina am chance su. maanaam li ma bëgg a expliquer. way cas contact yooyu est-ce que du ñàkk topp mooy des ba mën a law duggaat ci biir askan wi. ñàkk topp gi. non mën a topp gi loolu ba mu sori. waaw doo ko mën waaw xam nga yàlla rek a xam mais xam nga ñoom waa ko docteur am nañ seen ay stratégie parce que stratégie boobu la ñu déroulé ba gis nga par exemple ki nga xamante ni moom moo yóbbu woon cas boobu ñu fi doon wax muy cas numéro 5 bi duggoon ba wér xam nga fexe woon nañu ba daal di sax gis taximan bi nga xam ne moo ko jële woon aéroport yóbbu ko xam loolu lépp loolu seen i pexe la waaye nag lépp matalewul loolu moom yàlla rek li si des moom mu ngi si loxoy yàlla waaye comme ni nga ko waxee léegi lu am solo la mooy ñun ñi nga xamante ne ñoo nekk si réew mi nañu fexe ba wàccoog dige yi lu ko mooy ñun kese ñoo koy lawal parce que waddewul si asamaan moom mu ngi suñu biir waaw kon ñun ñëpp ci war dee góorgóorlu maanaam nag ba léegi am na loo xamante ni xaw na ma déranger tuuti maanaam baatub nguur war nañ koo soppi baatub nguur waaw olof la de waaw ndax ñu ngi dégg nguur moom fu ñu ko jox rek da ngaa war a buuru tigi waaw kon maanaam nguur moom bu ma sañoon baat boobu dafa xaw a déranger mën nañ ko soppi way ñun ñoo ko fen ba pare baatu dimbali askan wi it war a baat bu ñu war a soppi la way parce que ñun ñoo cotisé dénk leen waaw bu nekk trésor wala li nga xamante ni mooy ay impôt ñuy joxe mooy li nga xam ne moom lañ leen dénk kon kàddu gi war naa mën a gën a bañ a nekk ndimbal mënoon naa ñëwee leneen maanaam ñu delloo askan wi loo xam ne dañ ci mën a suturlu mu kàddu gu wóorlu daal waaw loolu daal man sama sañoon vraiment ñi di ko gën di kii parce que nguur moom boo ko waxee rek vraiment day xaw a déranger tuuti c'est vrai que nguur buur tout ça fii nag la sosoo xam naa héritage la sëñ bi loolu nag moom dafa méngoo ak ñun suñu cosaan way héritage ñun ñooy tuddee xam nga mën a ña nekk ci ca nguur ga du ñoom ñooy wax ne ñun nguur lañ nekk waaye yow man sénégalais ñun ñooy wax nguur parce que loolu nag suñu histoire la waaw suñu histoire la mais xam nga boo xamee cosaan tuuti rek xam ne histoire bi am na neen nu mu demee woon tigi waaw bëri na ay facette nag baat bi war nañ ko xaw a soppi tuuti nag waaw loolu nañ si waxtaan ñun ñëpp nañ ci góorgóorlu c'est ça waxtaan si buur effectivement waxtaan si mbeddum buur la sax la ñuy wax pour dire que autorité bi moom mooy ki nga xamante ni moo si am ab dogal problème vocabulaire lay kii noonu tout à fait crise moom même cas importé amul sens xalifa kenn du importé cas ñu koy importé mais waxin la c'est-à-dire bu la bett nit ki première réaction yi mooy jéem a tudd wutal ko tur loolu la rek mais bu cas importé mooy lan importé kay mooy dem jëndi marchandise bitim réew indi tigi kenn importé ji wul maladie waaye waxin la il faut wut nañ ko tuddee tigi pour nit ñi mën a xam asalaamaaleykum maaleykum salaam wa rahmatullah ana fooy wooteeg noo tudd allo ma ne ana fooy wooteeg noo tudd Abdou Aziz Yëmbal Abdoul Aziz Abdou Aziz Yëmbal waaw Abdoul Aziz waaw ñu ngi lay déglu sëñ bi ñu ngi leen di ziar ñu ngi dala ziar bu baax ñu ngi rafetlu émission bi bu baax a baax jërëjëf Aziz ñu ngi koy rafetlu bu baax wax dëgg yàlla rafet na ñu ngi sensibiliser nit ñi pour ñu gën a bàyyi xel ci feebar bi parce que lii moom kenn ku nekk daa war a sàmm sa wér-gu-yaram xam ni ngay doxee ak ni ngay waxee ba feebar law ci biir askan wi tigi kon donc loolu lu bàyyi ñëpp nañ ci war a bàyyi xel bu baax a baax loolu daal lañ leen bëgg yegg ñu gën a sensibiliser wu ñu gën cee bàyyi xel gën a dimbali ñi nga xam ni ñooy toppatoo wàllu wér-gu-yaram bi daal ci biir askan wi jërëjëf parce que lu waay def rek sa bopp nga ko defal xëy na Sénégal yi nag ñi ko ñoo waxal ci côté boobu oui parce que fii ak affaire bi demul ba tëral leen ñoom dañ comprendre te bu nu gisee ni muy def ci réew yi tugal yi ñu xam ni du ndaw tigi kon nañ ci bàyyi xel ñëpp jërëjëf bu ko defee ñu mën a sàmm suñu kaaraange ak suñu wér-gu-yaram jërëjëf Abdoul Aziz ñu ngi rafetlu émission bi macha allah jërëjëf Abdoul Aziz jërëjëf 33 824 88 06 asalaamaaleykum asalaamaaleykum waaw kay nga baal ñu rek wàññi télé bi parce que télé bi dafay xaw a tardé donc du coup doo ñu mën a dégg en temps réel ana fooy wootee noo tudd. maa ngi tudd Matar Diop. Matar Diop ana fooy wootee. maa ngi wootee si Dakar. Matar Diop bismillah Diop. waaw maa ngi leen di nuyu maa ngi nuyu professeur di la nuyu yow it. jërëjëf Diop. dama am ñaari alerte rek yu ma bëggoon def. par rapport ak cas contamination bi. oui. man damay liggéey ci port bi. transfert la. mais au niveau des compagnies. oui. depuis bi kii bi amee feebar bi amee ba léegi.
dañ jël ay mesures di dugal par nombre de personnes, soit yenn compagnie par 5, yenn par 4, yenn par 8. oui ñeen ñi xaar ci biti. Mais comme dañ ni regroupement au plus de 10 comme 20 personnes c'est interdit. Au niveau des compagnies muy compagnie yëpp yi di yëngu ci port bi je veux pas citer de nom. boo ñëwee da ngay fekk nit ñi ci bunt bi ñu fees fa del. yenn saa yi bu ñuy wootee y a pas de distance réglementaire. bu ñuy wootee par exemple ñëw di woote kii quoi numéro yi naan ñëw numéro 1 wala numéro 2 ainsi de suite ainsi de suite. Et ça fait peur parce que y a ces compagnies boo xam ni je ne vais pas citer de nom aussi dañ fa am benn cas. ñi ngay wax mooy ñi ñëw di journalier wala. non ñi ñëw transfert yi nga xam ni ñoom ñoo ñëw di fay fii les frais de débarquement. Ah d'accord très bien. Voilà. ñooñu li ma lay wax nii boobu bu la neexee nga bàyyi ma 6 heures du matin demain. nga jaar booru Bel Air wala nga jaar booru nu mu tuddati marché Alizé. wala foo xam ne am nga compagnie maritime. boo ñëwee ci bunt bi dina gis nit ñi dañ fay bare. sa yaram day daw sax. lépp lu ko indi mooy ñoom it dafa am benn mesure bu gars yi jël dañuy léegi bu nit ñi ñëwati yenn montant yi ñu koy fay ci ñoom nañu nit ñi dem directement ci banques yi di fay. léegi kon ça veut dire que banques yi aussi foofu dafa am beneen situation bu fa am boo xam ne kenn mënu ko maîtriser. arrêté rek boo xam ne dafa ko doon def par rapport ak yéen. c'est très bien nekk ci seen liggéey la ngeen mën ko sa kii quoi ngeen gën ko mën a saytu. c'est très bien j'espère que autorités yi dinañ si jël ay mesures parce que lu mel ni port day dajale ay nit effectivement bu fekkente ne nit ñi ñu ngi fay dajaloo ngir def loo xamante ni xëy na seen yitte la wala si wàllu liggéey bi la également terewul dañu war a wàccoog mesure parce que amul benn soxla jamono ji buy justifier ab dajaloo wala ñàkk respecter distanciation sociale bi. te loolu ñoom mënu ci dara parce que condition yi maanaam ñoom dañu encadrer seen bopp protéger seen bopp. mais ñi nga xam ne ñooy usagers yi ñoom ñooy ñëw di fay. ñoom ñooy ñëw di am fa soxla parce que ñi nga koy gis ñëpp seen doole moo leen ko indi. voilà. oui jërëjëf. léegi nag beneen bi. rek xëy na peut-être foofu benn avis bu ndaw la wala benn proposition par rapport ak distribution ceeb bi. oui. Khalifa. xam nga ni Sénégal. ñëpp xam na ni dans toutes les régions. il y a une base militaire. il y a pas. il y a une base militaire. j'ai pas compris. Une base militaire oui. maanaam am na benn camp militaire. ci région Sénégal yi. deuxièmement ministère des collectivités locales. ñëpp xam na ni seen base de données am na bàjjanu gox. am na chef de quartier am na conseil de quartier. léegi. ceeb bi nga xam ne dañuy jël politiciens ñu koy joxe je veux pas stigmatiser les politiciens ndax man mii di waxante yow man je suis un socialiste. mais dëgg la le président de la République il a la volonté de bien faire dimbali ñi. parce que xam na niveau social sénégalais yi demewul noonu. mais ñi nga xam ne ñoom ñoo war a def la ca war. duñ ko def duñ ko matal. parce que ce ne sont pas des professionnels de la distribution ni des professionnels de l'assistance sociale. léegi bu ñu jëloon chef de quartier bu ne. oui. wala même les associations sportives et culturelles muy ASC yi les ASC sont très bien structurés. léegi ñu ni dañuy def ay cuisine commune. maanaam quartier bu ne seet ñaata ASC moo fa ne wala président wala chef de quartier ba. ñu def fa jël benn espace teg fa ay kii yu mag. mais ñu am ay agents d'hygiène yu fa ne ñi nga xam ne ñoom ñoo ñëw di topp si. ñu leen di tester chaque jour ba xool ndax amuñu jàngoro. léegi armée ci boppam ñu yore lépp li nga xam ne mooy ravitaillement ci yooyu. nga xam ne ñoom ñooy jël seen ay camion le matin dessus des quartiers yi nga xam ne ñoom ñoo gën a am besoin. pour ñu toggal leen yow Khalifa boo toggee sa kër ce qui est sûr et certain am nga benn bool booy génn di ko jox di ko saraxe pour préparer. en fait li ngay wax nii yow li ngay wax nii je pense que comité local bi nekk Tëngéej commencé nañ def lu méngoog li nga wax mais pour les daara pour taalibe yi taxawaloon nañ ñetti bërëb démb taxawaloon ñetti bërëb yoo xam ne ñu ngi ko tuddee bërëb yi ñuy togg ay waañ ñetti bërëb yoo xam ne dañ fay togg ngir yóbbu si taalibe yi. c'est la solution. bon. armée la ñuy jox parce que c'est pas pour rien ñu jël un général de l'armée. avec toute sa compétence ñëw jox ko pour mu chapeauter ko kii bi. pour ñëw chapeauter bi commission. jërëjëf langage bi lii signe bi président joxe nañ ko décoder. armée moom war a gérer problème de distribution des vivres. même ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu joxe mën nañ ci waat jël un policier teg ci gannaaw wala un gendarme.
wala des militaires ñu ñëw distribuer fibre bi. très bien li nga xam ne moom la ñu war a toggee. en tout cas comme ab général que jiite rek. mën nañ njort ne jàpp ne dinañ ko def ci doxalinu armée ni muy doxalee ak discipline ak méthode ba mu matale rawatina kuréel gi mbooleem sensibilité yi ñu ngi ci biir loolu tamit dina tax soupçon yi dina wàññeeku njort yi gën a rafet. jërëjëf Diop jërëjëf surtout merci à toi si alerte bi foog naa ni alerte bu am solo la boo xam ni autorités yi si war a jël ay dogal daañu ko jël bu soobee suñu borom. jërëjëf merci beaucoup professeur le service ça pose aussi la problématique du sens du service au Sénégal. nit ñi soxla nañu la. am na looy jëflanteex ñoom. waaye dañuy def ba ñëw si yow. ak nañuy exposé woo. saw yoon nekku si. nemmeekoon nañ ko si boulangerie yi. am na ay mouvement yu jógoon comme Y'en a marre pour di ko xeex. dëgg la xam nga loolu tamit dafa xaw a doy waar. moo tax man la fi mu nekk responsabilité individuelle la. parce que état mënul fu nekk mu teg fa aw alkaati aw gendarme gaa ñi sonn nañ. wër nañ dàq nañ ba sonn. mais solution bi ñun la Khalifa. il faut qu'on revienne à plus de discipline. absolument bëgg suñu bopp bëgg suñu askan. allo salaamaaleykum. salaamaaleykum Khalifa. waaleykum salaam ana fooy wooteeg noo tudd. maa ngi tudd Ousmane Diouf di la woowee Mbacké. Ousmane Diouf jërëjëf Ousmane. Mbacké maa ngi lay ziar professeur. ñu dala ziar bu baax. di leen sant di leen gërëm si taxawaay bi. merci Ousmane. mais Khalifa tey si ñaari mbir laa bëgg a wax. surtout communication ak leadership. communication leadership communication bi. pour man si corona bi surtout suñu autorités yi dañ si rate lu bari. te la communication elle est très importante ci moment yi. yow noo ko gisee woon. ak lu ñu war a communiquer. yow noo ko gisee woon ak ñan la ñu communiquer. dañu am boobu dama gis ni dafa am problème. très bien. bi njëkk mooy surtout au début doon nañu wax naa ñu masque yi vraiment nañ ko bàyyeeg personnel santé yi. tey jii nag ñu ñuy imposer nañu masque dañ ko war a takk c'est obligatoire. kon y a problème comme peut-être. corona bi mooy avancé ba dem demande ko nii. non problème boobu moom boo seetloo sax problème mondial la. parce que muy France muy Italie muy Amérique am na jamono yoo xam ne bi ñu fa tolloo. dañu doon ñaan nit ñi ñu bàyyi ko ak personnel médical bi effectivement. parce que masque moo tàmbali woon a manqué. mais ñun nañu sant yàlla ba bi ñu nemmeekoo ne suñuy doom yi nga xam ne juddub réew mi lañu jël nañ seen initiative di tabaxal seen bopp ay masque parce que réewum Amérique bu amee problème masque. réewum France am problème masque ba ñuy jiñante ay randal ay masque ak yu ni méngool Sénégal am fula fayda defal ay masque yi boppam war nañ see sant suñu boroom. waaw loolu moom c'est mondial moom c'est général. oui beneen côté bi communication bi mooy surtout sa bu la neexee mën naa ko tudd télé bi ak sa confrère bi journaliste bi. oui tey donc maa ngi koy dégluwaat DTV. oui. Samba Biagui maa ngi koy déglu tey. Samba Biagui waaw waañu seen mooy tey maa ngi ko déglu mu ne. Touba Mbacké. c'est l'axe de la mort. oui mais xam nga loolu mën naa la expliquer xam nga c'est pas que damay défendre Biagui c'est vrai que Biagui sama doomu ndey la maa ngi koy nuyu au passage mais loolu image c'est une image moom la utiliser comme genre métaphore pour expliquer benn situation mais c'est vrai que à un moment donné comme yenn doomu aadama yi mën nañ am dégg-dégg boo xam ne. mu ne mooy li ma lay expliquer xam nga dafa am ay images yu ñuy utiliser ay style médiatique mais situation bu mel nii comme yenn doomu aadama mën nañ kaa bañ a comprendre xëy na mu gën ko oyofal moo doon gën mais connaissance Samba Biagui ni ma ko xamee du koy wax loo xamante ne nii day taalum réew wala lu koy yàq pardon kon coupé na kon gis nga prof mooy li ñuy wax rek les mots. les mots wax démb naan oui communication de crise. absolument dafa nekk communication bu doy waar. tout à fait xam nga loolu ay stéréotypes langagières la. oui maanaam day ñëw nii de façon mécanique. oui waaye nag en situation de crise. da ngay jël en compte sax parce que par exemple. oui c'est pas tout à fait neutre. c'est pas le même discours ngay wax. tout à fait bu fekkee li ngay wax ci cité religieuse la. wala ci beneen pàcc. oui maanaam discours dafay war a adapté wu da ngay éviter. heurter la cible tant que ñoom taxul leen a jóg sax loolu. parce que ki ngay wax Samba on le connaît pour sa compétence sa rigueur son professionnalisme. mais comme dafa hyper sensible. mooy li ma la wax sa mal bien sénégalais fi mu nekk nii ku ci nekk am na looy revendiquer. yaakaar ne yow da nga nangam dañ lay boddi dañ lay nangam. ci communication bi. dañu war a def une police du langage daal. gars yi sol ay tëri am mais une police du langage boo xam ne fi mu toll nii suñu discours dafay adapté ak situation de crise parce que sénégalais moom mel noonu. boo ne ngor ñaar yoon mu ne bon voilà da ngeen ñuy yàbbi. mais qu'est-ce que vous avez contre ngor.
te dafa am lu am solo également loo xamante ni aussi war nañ ko wax mooy problème mu langue xam nga langue dafa doy waar. langue doy waar boo xamante ne ni toujours dama koy wax. ñi ñu gën a féete mag dañ ñu ko daan wax. ñun dañ koy wax ñu gën a féete ndaw. maanaam tekki. traduire baaxul. parce que booy traduire da ngay wor. donc doo traduire da ngay interpréter. te interprétation dafay ay code yoo xam ni ay code sociaux. yu bëri day ay code culturel. même ce métier bi sax. daf lay conditionné. tigi am na ay temps moo ci doon recensé. mais yéen ñëpp ni ngeen di waxee benn la. ça veut dire boo seetloo foofu. dafay am ay stéréotypes yoo xam ne da ngeen koy passante nii seen biir. ay expression toute faite yoo xam ne qui circule comme ça. parfois mu nekk ngeen employé ko ci contexte boo xam ne mais loolu métier bu nekk la. dafay ànd ak déformation. non loolu sax dafa am. loolu dafa am loolu moom la ñuy oowee style médiatique. Ça consiste à parler à utiliser un vocable yoo xamante ne nii d'un domaine précis pour parler d'un autre domaine. mu ngi mel ni tey nga ni l'assemblée renvoie sa copie au président xam nga yaa ngi utiliser langage u école yaa ngi utiliser vocabulaire école. mais en réalité li ko tax a jóg mooy tempérer moo ko tax a jóg. non man kay am na ku ñëw ne ma yow mais professeur yow murid bi doy nga war rek ma ne ko amul mais yow li ñu wax rek ma ne ko noonu demeewul noonu. c'est-à-dire il faut nga nit ñi nga respecter leen dans leur identité. même kooku di réagir. réagirul pour exercer violence yow. absolument dafay réagir rek pour te rappeler que. am na nooy waxee. dégg-dégg bi mën na soppeeku. ci situation bii. ñu nekk boo ko waxoon ci benn situation. xëy na mën na am du kii. mais dëgg la xam nga lu waaye ren di sa loxo lay ñàkk. ma ne ko man murid la murid taalibe la. Sëñ Tuubaa yërmande la santaane. Sëñ Tuubaa soppante la santaane. bugul fitna bugul dara. kon nag discours bi nañ ko defar jox ku nekk gëdëm jox ku nekk cëram. donte amul kenn gëm naa loolu man. koo xam ne jóg na ne dama am mission ŋàññi Thiès ŋàññi Fatick ŋàññi Nangam. parce que réew mi toll foofu talu ko. encore une fois ñun benn noonu lañ am. moom mooy coronavirus. nañu takkaayu liggéey. bu ko defee ñu xeex mbir mi mu jóge fi. te ñu moytu loo xam ne daf ñuy xaajaloo. kon wax ji nañ koy woddu. nañ koy seet di ko seetental. ndaxte fi mu nekk nii mën naa jur loo xam ne ay loraange lay doon te taluñu ko Xalifa. tigi jërëjëf professeur kon agsi nañu si jamono yi ñaan gi nga xam ne moom la ñu war a sàlloo ci jamono ji te je pense que ak weeru koor bii di duggsee nga xam ni weeru yërmande la. dina doon loo xamante ni dina baax ñu gën ko cee saxoo kon ni ñu ko baaxoo ñu ànd tey ak abbé Alphonse Ndour niki noonu imam Cheikh Tahirou Fall bu Pire ngir ñu def ñaan ci jamonoy mbas bu fekkente ni xew na am na ñaan yoo xam ne daañu ko doon faral di digle moo xam ci jàngu bi la moo xam ci téere bi la bismillah. ci turu Baay bi doom ji ak xel mu sell mi amen. Deus in adjutorium meum intende. Domine ad adjuvandum me festina. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Yàlla bàyyi borom yërmande. ci xewte jamono jile yaa ngi dëgëral suñu ngëm. yokkal si ñun sa yiw ak sa barke. ngir ñu gën a xam bés bu nekk ban baptisé moo ñu sellal ban xel moo ñu judduwaatloo ak ban deret moo ñu jot. leel borom bi musalal sa njaboot gi yaakaar ci yow te barkel ko ci yoon gi muy toppee sa gannaaw te di surgawu sa coofeel ak sa leewaay. ñu ngi la koy dagan yow mi di dund te di nguuru tey ba ca moos be moos ci turu Baay bi doom ji ak xel mu sell mi amen. bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Xalifa maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu mboolem ñuy topp émission bi di nuyu mboolem waa Sénégal ak waa bitim réew. tey nii leen indil mooy ñaan koo xam ne ñu ngi koy tuddee du'a Abi Darda. li waral ñu askanale ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la bàyyi ko waaye da ko koo jàngaloon mu jëfandikoo ko ci jamono joo xam ni Medina fa mu dëkkoon dafa lakk kër yëpp lakk ba mu des këram ñu ñëw ni ko sa kër lakk na ndax jàpp ne lakk na mu ne sama kër du lakk ndax yonent bi jàngal na ma loo xam ni su mbas ñëwee lu mu yaatu yaatu dana ma teggi. ñaan googu nag mag ñi jël ko di ko jëfandikoo muy ñaan gu am solo gu rëy itam goo xam ne ni dañ koy jëfandikoo ci jamono ji nga xam ne ay jafe-jafe dafa am wala ay musiba wàcc lu mel ni virus corona wala laneen ak laneen loo xam ne ay jafe-jafe la. ñaan gi nii la tëddee: allahumma anta rabbi laa ilaha illa ant alayka tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim ma shaa allahu kaana
وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم ñaan gi tam làmboo li ñaan yi yonent bi salaa salaam joxe di làmboo ci tawxiid wéetal yàlla delloo ko li mu moom ak yàllaam ay sañ-sañam melokaanam ya nga tagg ko ca saxal sañ njaam wane ni kat yaa ngi ñaan yàlla musal la ci sa ayu bakkan ñaan yàlla musal la ci sa ayu bépp dundat bu mën a doon ak fu mu mën a jóge moo xam virus la jinne la rab la nit la lu mu mën a doon di bindeef yàlla musal la ci ayam ndax yàlla kat moom dong mooy musale loolu mooy ñaan gi ñu bantuwaat ko allahumma anta rabbi laa ilaha illa ant alayka tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim ma shaa allahu kaana wa ma lam yasha lam yakun la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim a'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadir wa anna allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma allahumma inni a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri kulli dabbatin anta akhidhun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim mbokk yi ñaan gaa ngoog yàlla na ko yàlla nangul te teggil nu mbas mi te musal mboolem àddina assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waa kay ñaan gaa ngoog kon professeur ñu ne amin si gërëmaale ñu ngi gis suñu ndijaay tam mu ngi ñaan suñu ndijaay Mbay Ndiir mu nga ca kër Mbay Fall mu ngaa ñaan yàlla na yàlla nangu ñaan te ñëpp war a mën a ànd si ñaan gi ndax ku nekk xam na ni ab julit moom wala catholique wala yahud képp ku gëm mboolem ahlul kitaab lenn rek la ñu yittewoo lenn rek la ñu am mooy bu ñu jaaxlee tourné ci seen borom ndax ki sànku mooy ki nga xamante ne bu jaaxlee amul ci ku mu tourné professeur. waaw kooku moo ñàkk dëgg-dëgg. te ñun nag loolu la ñu am jullit moom bu méttee yàlla dong la am. bu naqaree yàlla dong la am bu neexee moom dong la am. tàll loxo ñaan la ñu am. nañ tàll loxo ñaan gërëm kilifa diine yi nga xam ne ñu ngi sóobu ci liggéey bi. kenn du leen gis kenn du leen dégg. waaye ñu ngay xeex seen wàll ca seen siyaar ca seen kurus ca xéwal ga leen yàlla jox ci seen kàddu. jërëjëf amin yàlla na yàlla nangu ñaan. di gërëm mboolem ñu àndaloon Mass Mboup ak Modou Diouf niki noonu Damiyul Babacar Ndiaye ak kooki di Cheikhou Gueye ak Cheikh Sall ci coordination bi di leen jox daje bu soobee suñu borom ëllëg si kanam tuuti ngeen ànd ak waa couvre-feu bu soobee suñu borom panaan jàmm ci ITV jërë ngeen jëf. dëgg yàlla mënuñoo waroon doog yow wax dëgg yàlla corona nag demal nag yow tamit nag sois sérieux nit ñi taasu nañu woy nañu lu ne def nañ ko corona nag billaay wallaay da ngaa war a ñibbi nag seen kër nag sa ndey ngi lay wër sa baay ngi lay wër sa doom yaa ngi ci kër gi di jooyoo an suñu baay demal nag yow tam bàyyi ñu waaye tamit nag ñun dañu bëgg a woor ci jaam ak salaam ndogu yu neex nga bëgg fee taxaw suñu xef yi rek corona demal